boo ma ko laajee tontu naa la ci waaw scandale yi bëri nañ yi ñu def noonu bëri na lool. bu ci mel ni. waaw man jox naa la exemple lu sàcc suuf nii rek. bëri na ci. d'accord lu mel noonu moo la daal Guinée ak Alpha Condé. loolu moo gën a compliqué que Alpha Condé. mais war nga ci egg ba wax ni nañu jël alalu Guinée yi nekk Sénégal fii pour fayee la ko. réew yëpp noonu la ñuy def réew yëpp yi nga tey. mais est-ce war nga ci egg ba ci loolu. daf cee war a yegg loolu mooy le règlement des pays dama ne règlement pays yëpp sa doom bu demee ci kër njaambur di fo ñu dóor ko gaañ ko ñooñu bu seen doom ñëwee da nga koy may xaalis may ko forox neex na ko demal ñibbi loolu mooy réew mu normal ma xamal la ne jamonoy Senghor ak lenn ci jamonoy Abdou Diouf ay sénégalais nekk nañ di daan seen doole di jënd jamaa nekk ay jamanteer ca Congo Mobutu ñëw nangu seen lépp mayuñ ci kenn mu yóbbu sax chemise am na ci ñoo xam ne presque dënnu neen lañ ñëwee Sénégal Senghor jël leen fat leen mook nguuru Abdou Diouf dédommagé leen jox leen seen xaalis delloo leen di négocier ñoom ak Zaïre. d'accord loolu. dañ ko mais egguñu ci jël alalu. waaye mooy loolu mooy egguñu ci loolu. non egguñu ci loolu. ok sëriñ bi yow li nga foog ne moo am ak li am du benn yow mi tudd di jàkk ne c'est anormal que bu Guinée gouvernement Guinée jëlee alalu sénégalais kon dañu war a rek di wéyal Guinée nee na rafet yéen a baax jërëjëfee Njaay te Njaay joobee nii dañ la ko wax. yow mi am googu dégg ne waruñoo fayu. pourtant l'islam loolu la teg kenn waxula bul fayu. dama ne mais bul egg ba ci guinéen yi nga xam ni relation yi ak Sénégal ni mu mel nga gis ni boo génnee yem ci guinéen non yem ci leneen nga ni dañu war a dajal seen alal pour dampe la ko. man war naa nekk bu amoon kenn du leen ko def nañ ma ko def nañ ko Yërim Sow mi ngi nii tabax na hôtelam 16 milliards beneen ñu xëy raase ko kooku alal jooju yaakaar na moo ko def nii daf ko war a ñàkk comme ça gouvernement Sénégal du ci dara te pourtant lu mu am indi ko fii fay ci impôt jël ci ay employé maye ci saraxe ci def ci lu mën a def waaye bu yàqulee daal Sénégal yoonam néew ci loolu yow noonu koo dégg. mais loolu. ma ne xam nga yoon gi nga loolu assureur rek gi nga loolu assureur rek daf lay assurer pour sa oto bu defee accident mu fay dégâts yi. waaw yow assurance nga ma wax. waaye dama ne assurance nga ma wax état assureur la yaa ko xamul état assureur la. état na la fay. dama ne guinéens yi nekk fii di ay Guinée rey seen bopp liggéey nga ne nañ jël seen alal jox la ko mais loolu laa la wax. loolu nga ni loolu kenn musu ko dégg. loolu ñi ngi koy doog a yow yaa ko musu la dégg. bugguma laa ne demal jàngi nag mais mi ngi ci téere yi. non loolu amul non mi ngi ci téere yi waaw dama ne mi ngi ci téere yi. mi ngi ci téere yi loolu mi ngi ci téere yi am na guerre yoo xam sax looloo ko waral guerre yi diggante ñaari réew pour lu tax ñu nangu alal yi ña fa newoon juif yaa ngi ni ba fii ñu toog. guerre nga may wax mais contentieux boo xam ne yaa ngi ko am. non c'est dommage. non contentieux waaw léegi da nga man niveau bi nga moom wàcc ci mënuma ci wàcc. comme yow loolu mënoo koo dégg te pourtant Sénégal yi déglu ñu ngi koy dégg ñu ngi koy comprendre bu baax a baax a baax. yow am nga problème mu hôtel Guinée nga ni na Guinée. aw ma problème mu hôtel. tu as simplifié quelque chose qui est très compliqué aw ma problème mu hôtel. aw ma problème mu hôtel yow li nga bëgg a wax sax xamoo ko aw ma problème mu hôtel damaa ñëw Guinée def li ñuy wax dation ji nga dation mooy li ñuy def nii ci joxe ay terrain pour que ñu def nii monument bi mi ngi mel ni ki def monument bi def monument bi ba pare ñu jox ko terrain yi. ñu xëy ne ko yow léegi terrain yi jaay nañ ko ñu ne moomu toog. lan nga fa jotoon def. ñoo fa def beneen mi ñoom xam nañ ko. ah mais non. dama ñun xamuñu ko aussi. non d'accord sénégalais yi aussi xam lan nga fa def. waaye dama ne lan nga fa def. dama ne waaw. léeg-léeg dañoo xam ne da nga nekk en retard ci l'information. ji nga la ma fa def. journaux yu bëri génn nañ ko ay photo maa ngi sol casque nekk ci biir kii bi di yéeg di wàcc ñuy liggéey loo xam ne toll na ni méridien président. dégg nga def naa fa ay milliards yu bëri dafa dajeeg benn compagnie sénégalaise benn entreprise bu fa nekkoon yóbboon fa ay ouvrier moment boobu liggéeyatul ma jël ñooñu ñu liggéeyal ma ba fa mu toll l'essentiel daal sama titre foncier mi ngi fi nekkul Guinée dégg nga beneen bi dafa am lu ca rax loolu mooy li war a tax nga bàyyi ma expliquer Sénégal yi loolu rek doy na gouvernement guinéen gannaaw bu ma joxee titre foncier bi wax na ne bàyyi la
ne daf ma ko luwe woon et que ñoom ñoo moom yëf ya te fekk loolu du dëgg, titre foncier la du bàyyi pleine propriété la. numéro 2 bañ defee këyit yooyu muy faux ñu dem jaay ko société bi nga xam ne moom Sheraton bañ ko jaayee société boobu dañ ciy dugal banque mondiale def fa lebal leen 60 millions de dollars ci sama kaw suuf kon nag mënuñoo ubbi affaire bi te commencé wuñu ci gouvernement guinéen waaye xam nga gouvernement guinéen xamuñ yoon nii ñu def danee jàll rek ku wax ma dóor ku ñëw di ma dóor feesal nañ kaso yeeg yëpp di xaar affaire yi sedd bon ñoom xamuñu loolu bu noo état sénégalais da ngay gagner normalement contre l'état jóg dem sa yoon bon mais société bi moom Sheraton ñoom société américaine lañ banque mondiale ci seen bopp ñoom itam dañu am sax comité d'éthique léegi nag man ñëpp laay attaqué te danaa jot sama yëfit maa la ko wax fii en tout et pour tout li may laaj dana mos a moti 200 millions de dollars maanaam plus de 100 milliards de francs CFA ndax mooy valeuru la ma fa amoon ak la ca tegu te dama koy am bu baax a baax a baax. d'accord waaw kon nag ce qui est important. mais est-ce que xam nga loolu ñu ngi la ciy encouragé bu baax parce que ce titre foncier ñu jël ko. waaye yaa ngi. non attends loolu ñu ngi la ciy encouragé ñu ngi la ciy ñaanal nga am ci succès ba jot sa 100 milliards li ñu mënta comprendre wax naa la ko nga teg fële wàllu boobu bëgg aborder leneen loo xam ni mooy alalu Guinéen yi nekk Sénégal nañ la ko mais loolu lañ mënta comprendre. alalu Guinéen yi nekk Sénégal la ko moom fii lañ ko liggéeyee fii lañ ko amee su fekkee ne gouvernement guinéen dafa nangu alalu sénégalais ca Guinée mettre na en cause loolu léegi nag li ci doxal nañ ko wala doxaluñ ko foofu la affaire bi ne yow suñ dóoree sa doom am nga droit doomi jàmbur ja bu ñëwee nga dóor ko est-ce que danga ko dóor wala doo ko dóor kooku c'est autre chose xëy na Sénégal dañoo civilisé dañoo dañoo yërëm dañoo ne nangam ak nangam bëgguñoo même journaliste sax ñu naan non lu tax ñuy jàpp Guinée yi duñ ci dara pourtant Guinée yi ñoo doon campagnal mais peu importe ce qui est important mooy man sama alal ñi bokk ci càcc gi dañu bëri te ñëpp laa attaqué te ñëpp ay fay. d'accord ndax tey maa ngi samay doom yoo xam ne américain lañ ci société bi nga xam ne moom ci lañ bokk ñooñu buñ porté plainte ji nga président Guinée bi day wàcc ñu ne ko nuus ji nga DSK moo ëpp li muy peese que benn président benn pays africain dañ ko ne nuus jàpp ko tëj ko il était l'équivalent du secrétaire général de l'ONU am immunité diplomatique fee lañ ko teg nañ dégloo ko yéen dégloo na rajo yi rek ba xam ndax Conté ndax ñeme naat teg tànkam New York wala déet je le défie te américains yi sax bu ñu lay wut ñoom réew mu leen neex mën nañoo ñëw jëlee la fa ñëw nañ fii arrêté ay nit diggu Guinée Bissau ay généraux jël leen yóbbu waaw nañ xam ne yëf yi nekk na aussi sur la loi américaine la ca des nag du ma ko wax c'est le secret de l'instruction. d'accord mais ndax yaakaar nga dina yomb ni ñu déggee relation président Macky Sall ak président Alpha Condé diggante bu xajam la ndax yow gisee nga ko noonu gis nañ prestation de serment bi nga xam ni def na ko li fa donte am na ñoo xam ne yebal nañu leen fa et tout ndax yaakaar nga dina yomb. non affaire politique nag du loo xam ne dafay dox ci ay humeur ak kii mer naa kii merul demeewul noonu laajuma ko Macky wax dëgg yàlla mais gëmuma ne loolu ko fa teree dem. xëy na du moom ci boppam mu am lu muy jote mais moom mën naa ñàkk ànd ci li nga xam ne am nañu fa comme man mii ne hold-up électoral la xëy na bu fa taxawee kon mi ngi dem ci xew moo xam ne doom ja juddoowul fa mu war a juddoo. d'accord gis nga li nga xam ne moom moo fa xew ci 3e mandat lu ni mel moom la ñu gis aussi ci Côte d'Ivoire président Sall dem na assister bi nga xamee ni Alassane Ouattara